fekkente ni ngëm gi ngay wax ni moom nga gëm Isa ibnu Maryam jëlal sa épée walla nga jël arme bu la neex ñu tase ci place de l'indépendance loolu la wax Senghor ni ko waaye man nag duma jël lu dul yet parce que tu es un âne. ñu dem ba Senghor ci boppam wax ni Serigne Cheikh dana am procès pour war a dem tribunal maître Abdoulaye Wade wax ni nanu ma jox dossier ma volontaire ko pour défendre dossier ba Serigne Cheikh jox Abdoulaye Wade beneen dossier ni ko versé ko ci sama dossier parce que ay secret yu Serigne Cheikh amoon la yu concerne Senghor ba Senghor yégee la nekk ca dossier ba mu wax ni bu ñu ko versé ci dossier Serigne Cheikh wax ko ca tribunal préféré na naan poison kon mi ngi ñaan négocier ak Serigne Cheikh dossier baa ngeeg Abdoulaye Wade mu denc ba léegi mu mel ni Serigne Moustapha nekkul prisonnier, c'est un otage parce que booy dugal nit kaso na nga ko dugale ci yu ñu mën dégg wax sëñ Moustapha lu mu wax fi lu jar ñu ni moo tax ñu téye ko Me Babacar Seye dañ ko assassiné loolu la wax mais ki aj moo bañ ku séentu ko parce que lu leer nekku ci avant ñuy éclaircir maître Babacar Seye nañu wax la mort de Sadibou Ndiaye ba tey waxaguñu ci lu ñu mën a dégg waxuñu ko réew mi waxuñu ko ay mbokkam bala ñuy wax loolu nañu wax la mort d'un gendarme empoisonné xam nañu li xew moo tax ñu considérer Serigne Moustapha qu'il n'est pas un prisonnier mais c'est un otage na ko la conscience interuniverselle et universelle considérée comme un otage mu mel ni nag moom Serigne Cheikh yéeneem ci réew mi lan mooy yéeneem ci réew mi amoon un responsable bu jub xëy na bu nu nee responsable bu jub xel yépp ci Omar ibn al-Khattab lay dem le deuxième calife de l'islam Omar ibn al-Khattab moo daan def bu bëggee sieste bu añee ba noppi dafay dem ca garab ya ca gannaaw Medina fa lay tëdd ci suufi garab yi pour def siestam am ku ñëw di ko seet wax ni dama bëgg a gis amirul mominin ñu ni ko ndax rombuloo kuy nelaw ca suufi garab yi ci gannaaw dëkk bi mu ni aha kay ñu ni ko mooma mu ñëw tiim Sayyiduna Umar fi muy nelawe bu daan nelaw bëccëg dafay wàcce kaalaam ci kanamam parce que sieste yonent bee ko recommandé ñu di ko wax alxaylu la mu ñëw tiim Sayyiduna Umar xool ni il est le commandeur des croyants xool ni baatu l'islam bi yépp mi ngi ci loxoom mu tiim ko di ko xool gisul alkaati bu koy garder gisul chef protocole gisul sécurité bu dul sécurité yàlla
mu téem Seyduna Omar di ko xool ba mu yàgg mu ni ko aminta fa nimta wóolu nga sa njub fu la neex nelawal parce que ku foo wóolu sa njub fu la neex nelawal waaw parce que bu ñu la reyee it rey la ci njub mais nag nguur goo xam ni sécurité ba dañ ko teg entre les mains de nos frères les nobles policiers sénégalais ci seen loxo lañu ko teg ñoom ñu jàpp leen taxawaayu kudd gouvernement bi dañu considérer les policiers comme une cuillère xam nga kudd luy taxawaayam mooy lu tàng ñu ràcce ko bu ñu paree roof ko ca perma soxlaatuñu considération boobu loolu lañ leen def li ci gën a aay mooy Sénégal ku ñu bëgg humilier la boo ko nangoo seen corps lañu fi njëkk a humilier ràjjee leen ak importance bi nu am pour ce pays di doomu réew mi ñu humilier leen bëccëgu ndare kam humilier seen corps loolu mooy soxlaatuma la mais boo ma soxlaatul ma ne la man tam soxlaatuma la place su liggéey ngay wut demal bàyyi góor nga place wu liggéey ngay wut demal ubbi cantine ci marché bi parce que ña fa nekk gënuloo leen mu mel ni kon li am mooy lenn man de dama gisul dañ nu yab liñ nu yabe mooy lan mooy dafa am sax wu ñu tudde le ver du Kayor mais le ver de Njambur est 10 fois plus dangereux que le ver du Kayor parce que ce ver de Njambur est 10 fois plus dangereux que le ver du Kayor ñun ñu dëkk Kajoor duñ ko nangu parce que il suce malhonnêtement le sang des nobles citoyens et danaa leen ci jox exemple 81 la fi dikk li njëkk a dee ci nombre sénégalais ñi nga dee Gambie ay soldats sénégalais ñi nga dee Gambie ci ayam moom ba nu ca jógee lay dee Casamance ca Casamance ju njëkk ja dee na ba nu ca jógee lu kenn mësul woon xalaat sunu digganteeg Mauritanie lu dara xajul lu ñaaw ayam ca la ay wa tàkk diggante Sénégal ak Mauritanie ba nu fa jógee usine bi takk ñu ni des centaines de personnes dee nañu ci biir ayam la ba nu ca jógee les jàmbaars de notre armée ña des ca désert ba mais ma ni kon nag et la série noire va continuer parce qu'il est là man maa leen ko wax parce que jéem jigul réew mi wolof yi nag dañuy wax ni boroom dëkk bu doon dëmm nu ko neex lekkay litam kon nag yal na nu yàlla musal ci moom ba mu bañ a naan sunu deret bu ko defee am na beneen bu gën a grave
mooy dugg bi muy dugg ci biir kër sëriñ si pour tàqale leen mais la mu cay liggéey lu xam nañu ko ngeen baal ma suñu frère sama xel a ko jël bi may jël parole moom laa waroon a njëkk a nuyu mu di Cheikh Al Mukhtar Kunta di doomu Cheikh Sidi Lamine Kunta bu Njaasaan mi ngi ànd ak ñun demoon na démb prison ba seeti Serigne Moustapha ñu wax leen ni dugg bi muy dugg ci biir kër Serigne si kenn ku nekk mu jël la fenq la ci sa kaw moroom sëriñ sa kenn daawul dégg kenn ku ne mu dem fa ni la mën ngaa nekk xalifa ndax sa baay kilifa la woon solal sa manteau nga fëgg sol rien que pour semer la confusion ma wax ni foofa amu fa lu muy wax sëriñ bu dem ba moom mu mën laa nax sëriñ bu dem ba moom mu mën laa nax ma wax ni sëriñ kese nga doo kilifa parce que il est malin mais il n'est pas intelligent ce ver de njàmbur il est malin mais il n'est pas intelligent pour vous dire parce que Senghor am na kàccoor yu mu daan def mais am na lu daan tax duñu ko découvrir parce que c'est un homme de culture parce que c'est un responsable Senghor bu ko defee nag mu génn ci kër sëriñ si parce que itam sëriñ si rek a mën a àtte seen biir kër mais bu fekkente ni nag dañu am naïveté buñ ko joxe seen nos mais ñun duñu ko nangu parce que xam nañu li tax mënuñu ko wax non ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa loolu mooy li am waaw bu ko defee yow taalibe bu jëkk ni mu ngay seeti sëriñam boo ko mënee découragé nga découragé ko te sa jabar bu demee Rome ci sëriñam muurul ko sukkal ko raamal ko aumônier yépp mu jox leen impôt sénégalais yi mais loolu nuñ koy tuddee ah buñ la nee réew maa ngi tàkk nga ni ndax sama palais bokk na ci buñ la nee déedéet nga banku ni kon baax na buñ la nee réew maa ngi dee nga ni ndax sama jabar ak sama doom bokk nañ ci nga ni déedéet ñu ni la déedéet nga ni kon baax na waaw mais kii mbëggeelam ci sénégalais yi fu mu jëm au contraire dafa foye sénégalais yi foye Sénégal ci boppam ñu wax ni kon Serigne Moustapha Serigne Moustapha laa leen di wax ni il n'a rien demandé à Abdou Diouf Serigne Moustapha bu amee lu muy ñaan maamam Babacar Sy la koy ñaan Serigne Babacar Sy mi nekk kilifa ci ëttu yàlla nekk kilifa ci àdduna parce que xam nañu ay engagement politique am gis nga bi Serigne Cheikh di jàppale Senghor ak ki mënu fi bàyyil c'est un monstre sacré mu bàyyil nu ko bi Serigne Cheikh di collaborer ak ñoom xam na digganteem ak Ablaye Wade nu mu toll waaye du fecci kóllëre tant que fecci woo ndax Serigne Babacar Sy Ngalandu Diouf dafa ñëw di ko seet si te Ngalandu cousin Serigne Babacar la bi Ngalandu ñëwee Serigne Babacar jox ko photo yi mu toog ñu toog di waxtaan Ngalandu di xool Serigne Babacar ba mu yàgg mu ne ko jaaxle nga tey de Serigne Babacar nay sëgg Ngalandu ni ko da nga xamul lu ma fiy wut moo tax nga jaaxle parce que xam naa ni yaa ngi jàppale Blaise Diagne te tant que fecciwul kóllëre sa digganteeg moom doo ko fecc ma di la xamal ni xam naa ni doo bàyyi ko téye mukk
tant que wonu la mesquinerie ni ko waaye nag comme sa cousin la maa ngi lay ñaan nga continuer jàppale Blaise Diagne mais bu fi jógee rek nga xam ni bëgg na loolu mooy kóllëre mais Ablaye Wade mësul am lu mu sikke Serigne Cheikh ci digganteem ak moom dem na ba xam ni ñi mu jàppale woon jarunu ko dama koy wax ni ko nag ma baal àq moom Serigne Cheikh ma ni ko parce que daanaka man maa la dugal ci nga soutenir Abdou Diouf ndax keroog ba mu mujjee dem rendez-vous ak Senghor moom Serigne Cheikh ba mu ñëwee la ma ni Senghor nee na dafay dem Abdou la fiy bàyyi mu ni ma xanaa kon yéen vous les jeunes ngeen jàppale Abdou Diouf ma ni ko sëriñ ma ni ko gungenu may nu rek gungenu lu toll ci ñaari at mu ni ma waxuma ni ñun màggat nañu ci politique mais yéen sax màggat ngeen ci politique j'étais le plus jeune membre du parti de Senghor BDS en 51 et j'avais 10 ans et depuis événement jaaru fi bu ma fekkewul la ca xew lépp it xam na mu ni ma comme da nga bëgg ma jàppale Abdou jëlal sa responsabilité dem ba ca moom nga wax ak moom mu ni ma ndax xeex naa fekk Lamine Gueye xeex naa fekk Modibo Keïta xeex naa fekk Mamadou Dia xeex naa fekk Senghor mais bokkul ci sama jikko may xeex ak un cadet duma xeex ak cadet xàmme moo tax parce que boo xeexee cadet wàññi sa daraja mu ni ma jëlal say responsabilité dem ba ca moom nga wax kook moom dem naa ba ca moom ma wax kook moom ma wax ko itam ni ko mais ca jamono yooya ba mu nekkee président ca jamono yooya ma wax ak moom ni ko dafa am ñaari élément yu président Senghor disposé woon te yow disposé woo ko maa ko wax bu fekkee waxuma ko yàlla bu ma àgg sama kër ma wax ko ni ko président Senghor dafa disposé woon ñaari élément yu disposé wul ma ni ko benn bi mooy entourage ma ni ko Senghor amoon na entourage boo xam ni ku ci gën wax ak réew mi ñu déglu la parce que fekk na mu liggéey ko digganteem ak réew mi dem ma ni ko bi ci des mooy le temps Senghor composé woon na ak temps bi ba waxuma ni dana def erreur politique mais daan na def bêtise politique temps bi may ko mu dem réparer ko ba nit ñi fàtte ko ma ni ko or toi tu cours après le temps pour won la ni xamul circonstances yi mu toll il est malin mais il n'est pas intelligent il a besoin seulement de quelqu'un pour un certain temps du composé xaritu démb mukk seetlu leen ñi ko daan wër ba mu nekkee primature ak ñi koy wër léegi bokkunu il a toujours besoin d'un va-nu-pied pour rek nekk ca kaw kooko parce que ku foogul woon ni dana dund ba xëy toog ci buntu bureau nga jox ko bureau ni ko titre bi laa la jox bêtise boo ko defloo mu def ko waaw sénégalais yi nag sonn nañu ils sont fatigués sama jarbaat dafa ñëw léegi seet si ma ci bëccëg Nafi Mbay di doomu soxna Umu Xayri si bu Tiwaawoon di jabaru général Belal li ma ni ko Nafi dafa am lu ma jaaxal ma ni ko sénégalais yi bu njëkk da nga daan gis sénégalais bu xàqtaay ci mbedd ba tàpp moroomam loxo
ma ni ko ba ma ñibbisee ba léegi gisuma ko mu ni ma boo ko dee wër nag gis kuy waxtoo gën a yomb Sénégal yi yëpp a ngi wax koo ci jàkkaar lool defe ni dafa am lu ko tiital te du ko mën a wax mais loolu nag li ko waral lañ ni nañ ko fi jële ñu di leen won ni ñun sunu engagement jox nañ leen ko Ablaye Wade ngi ci kaw semaine bu ne mu gisee ak Serigne Cheikh démb la fa mujj pour wax leen ni Serigne Cheikh du Serigne buy yem ci deram ak kurusam xamuloo ni am na responsabilité yoo xam ni bu ca kilifa nekkee da ngay xam ni du sëriñ waaye kilifa la parce que nekk sëriñ dafa yomb bu sa mbubb guddee sa kaala rëy nga dugal sa dàll ci double talon ba mu jeex nga nos lu tuuti rek ñu ni sëriñ la bokkul nag ak kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Cheikh El Hadj Omar daan defe kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Tafsir Maba daan defe kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Serigne Touba daan defe kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Cheikh El Hadj Malick daan defe waaw bu ko defee nag ngeen xam ni laajunu leen lu dul takku ak taxaw moom lañ leen di ñaan am na loo xam ni ku koy def fokk nga fàtte attaaya am na loo xam ni ku koy def fokk nga fàtte nelaw bëccëg am na loo xam ni ku koy def jotu caaxaan dootu leen ko am ñu déglu nag l'opposition ànd ak ñoom parce que bi wote bi ñëw dañ leen ni woon ngeen jàppale Ablaye Wade ku yaakaar Serigne Cheikh mu joxe waat ndigal ni ku ko yaakaar na di militer dans les partis d'opposition ngeen dem militer ci parce que itam ay citoyen ngeen am ngeen droit dugg dans un parti politique pour défendre ses idéaux ba tax na ci loolu lañu leen di ñaan ngeen sax ci yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam lii ñu song billahi alladi la ilaha illa huwa victoire lañ ci am loolu rek lañu leen bëggoon a wax ñi ngi ànd ak les opposants en particulier maître Abdoulaye Wade ñi ngi ànd ak sunu frère Landing Savané ñun lañu boole woon tëj nu ñun lañu boole woon tëj nu ma ni gis nga ñoom dañu gëlëm fi mu nekk parce que bu ñu gëlëmul woon duñu boole les responsables du PDS ak les responsables de And Jëf ak ñun boole nu benn cellule parce que dañuy def réunion ba ni ñuy génne kon fa tabarakallahu liggéey bi nañu ko continuer ni ñu ko jële ci kàttanu yàlla dinañ ko yóbbu ba li ñu ci bëgg ñu am kon yàlla nañu ko yàlla defal ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam allahumma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammirhum tadmira allahumma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammirhum tadmira allahumma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammirhum tadmira assalaamu aleykum wa rahmatullah
mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu te di leen sant itam ci seen teewaay ci takkusaanu tey bi di jiital ci nuyoo bi sama kilifa bi fi wax ju rafet yi nga xam ni moom la wax léegi mu di Seyid Cheikh Al Hadj Malick Sy du sax teggin ci doomu daara kilifaam wax muy wax te ku nekk xam na ni li mu wax am na solo waaye nag tubaab dafa am lu mu wax dafa ni les absents ont toujours tort ma di leen xamal ni man Mouhamadoul Mansour je ne me suis jamais absenté ndax ki ma bàyyi woon ak yéen moo tax ñaar nekku fi kenn moo fi nekk moo tax ku foog ni li ñu fi wax wala ñu def ko fi dinaa xalaat wala ma wax wala ma def lu wuuteeg moom dof na ndax réew mi fi laa dëkk ñaareel ba itam ngeen may ma comme miinantewuma ak kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk tey opposition bi ma nuyu leen jiital ci nuyoo bi maître Abdoulaye Wade takkusaanu tey tabaski la neex dagan waaw am ci sa yàlla am ci sa biir wolof nag dafa am lu mu wax arab ba léeb na ko maa xakka jasadaka mislu zufrika dañuy wax ni dara mënul xasan sa xasan ba mu neexe ni sa we ndax ku nekk xam na ni xasan dafay toxu dëgg la wala du dëgg boo ko jamee nag mu daw la gën mooy fa mu ne yaa ko xam nga topp ko waaye boo ko wokk leen nit naan ko jëmal fii ak fii la nekk du foofu da ngay tàbbeel sa bopp dama waxtaan ak benn nit ci Europe mu ni ma waaw na ngeen moytu tuur deret parce que réew ma bëgguñu mu yàqu bëgguñu mu def lii te ña fa nekk yàlla moo leen fi teg ma ni ko peuple ba ku leen fa teg xanaa bu leen fi yàlla tegee itam peuple bi moom yàlla moo leen fi teg te peuple bi moo ëpp doole kon nag kuy far da ngay far ak ki ëpp doole muy le peuple sénégalais kon nag affaire bi tey du affaire u parti du affaire u association du affaire u dara c'est le sort du Sénégal qui est en jeu actuellement. Il faut que chaque Sénégalais se sente responsable et concerné loolu rek moo ko mën a defar góor gu baax nga ca Tiwaawan daan na ko wax sànqaleen booloo war wer waaw sànqaleen booloo war wer sama Pape Malick wax na ko léegi ci xàqu kilifa yi diine yi wax ko ci xàqu opposition bi mais na ngeen fexe ba àndandoon nekk benn parce que sayu mat boo ko bëggee damm da nga koy tas boo ko tasee benn par benn nga koy dammat ba mu jël mais boo ko takkee ba mu dëgër force bi ëpp doole ci àdduna bi boo ko yanoon bëgg koo lem doo ko mën a lem waaw kon nag loolu mooy li nga xam ni mooy li ci nekk nee na ñoom ñooy géej gi ñun ñooy dex gi waaye ku nekk xam na ni deemu dex moo tax ci deem yëpp waa Ndar xam nañu buñ ko gisee mu jaral leen fab seen dépense yëpp def ko ci bi ñu def nag moo di nekkatuñu ci jamono wax ci jamono jëf lañu nekk waaw kon nag wax ak tëralin kilifa yi ñoo ko moom mais ñun xale yi ñoo moom suñu jomu bopp waaw te ku ni duma tuur deret pour tabax sama réew boo nee bëgg nga sa réew waxuloo dëgg
kon nag la sëriñ ba waxoon ca bu njëkk ba dinañ leen ko rappeler tey mooy la mu waxoon ni ku ne may nañ la ba fa sa fit yam waaw ku nekk nag boo yeggee fi sa fit yam su la neexee mën nga taxaw mais ñun daañu ko topp ànd ko kilifa yéeg borom xam-xam yi fi nekk ba Sénégal xam li nga xam ne ni moom la xamoon démb ndax réew mi benn conscience la am moo di respect des valeurs et des hommes waaw kon nag képp ku ko bëgg a doxal te valeur yooyu fas loo ko yéenee respecté nit ñooñu defoon Sénégal ce qu'il était autrefois fas loo leen yéene respecté mani ñun dootuñu nelaw dootuñu naan ndox dootuñu lekk te ñaar amul bu jëkk bi moo di Moustapha Guèye fa mu tëdd tey nag këram la waaw ndax ku dëkk ci prison ñun ci prison lañu dëkk waaw sama soxna daf may wax ni ma danga caserné ndax bu ma nee ñëwal ñu dem cinéma ma ni waay yooyu affaire u xaleel la waaye kaay ñu dem làmb ja ma ni loolu affaire u xaleel la mu ni ma yow danga caserné kon nag ñun ci prison lañu dëkk kon ku ñu yóbbu prison yóbbu nga nu suñu kër fële mu nekk nag ñépp la fa nekkal ñun ñoo ko nekkal ci biti te bala noo bàyyi dafa génn ndax téye biñ ko téye teguwul ci yoon waaw beneen bi ci def nag ma wax leen rek baat yu gàtt waaw sunu rendez-vous bi ëpp importance avec l'histoire tey la histoire nag bari na ku koy firi te xamoo mooy lan histoire page la page boo xam ne nii nit du ko bind moom mooy bind boppam waaw lu ca jara bind nag danañ ko ca bind mais lu ca jarul bind kenn du ko ca bind léeg-léeg nag histoire nettali la mbonu nit diw moo bonoon nangam la fi def nangam la fi def mais boo seetloo le plus souvent su la nettalee mbonu nit rek daf lay jàngal mbaaxu kaneen te bëgg mbon nga tax nga gën a dégg mbaax ba loolu mooy histoire kon nag c'est notre grand rendez-vous avec l'histoire il faut que la jeunesse se mobilise waaw main dans la main pour que le Sénégal regagne son rang de grand pays dans un monde en difficulté moi je crois que loolu rek mooy solution léegi nag maa ngi leen di ñaan ci takkusaanu tey ci lii ma leen di bëgg a wax ngeen ànd ci ak man ndax dafa guddi ba noppi li ma war a wax bare na wante nag du teggin kilifa yi war a wax ak nit ñi ba pare ma retenir leen mais li ma leen bëgg a xamal mooy ñoom xam nañu ni jeexal na li ñu bëgg nag balaa ñuy dem lu fi def te ñu mën koo yóbbaale ñu yóbbu ko lu ñu mënul yóbbu ñu détruire ko balaa ñoo dem yaakaar naa ni loolu le peuple sénégalais du leen ko permettre bu fekkee dëgg la ngeen wax ma bu dul dëgg ngeen ni ma dugg ñun nag suñu ànd li ko tax a neex mooy bu nu ànd ak yow dañ lay jàmmal parce que duñ la teg dara lu metti waaye bis bu ñu lay bàyyi dafay metti ndax lu metti rek ñu teg la ko loolu mooy sunu philosophie ci yar sunu adversaire su ko defee nag daañ ci dem ak tëralin dem ci ak pas-pas bu mat sëkk dem ci ak volonté bu mat sëkk kon nag seen responsable moral mu di Cheikh Moustapha dëgg la fële mu tëdd neex na ndax ku sa maam di Cheikh Al Hadj Malick te li nga ñaan mooy boo naree yéef sut ko yaakaar naa ni boo tuurul deret itam yàlla dana la teg coono bu toll noonu dara la ko dul wàññi il triomphera man maa leen ko wax te yaramam moom la ñu mën a bloqué mais action kenn mënu ko bloqué man maa leen ko wax te loolu rek mooy li nga xam ne ni mooy li ci am solo li ci des nag mooy ñaan bi allahumma ahli abda juub wa ahla abdi juub wa dammirhum tadmiran na ngeen ko saxoo ba yàlla defal leen ndam ci kàttanu yàlla maa ngi leen di ñaan nag ngeen baal ma ak kaddu ji di gudd waaye lu nar koon gudd rek moo am solo wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant may nuyu Pape Malick Sy di ko gërëm ci taxawaayam file ak wax ji mu fi wax di ko yóbbante ci suma xarit Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu gërëmal ma ko ci taxawaay bi ma taxawoo maa ngi gërëm suma frère Landing Savané compagnon de combat di gërëm Talla Dia responsable syndical yàgg bañ di gërëm responsable yi fi toog yépp muy kilifa diine parti politique yi daanaka suma wax du bare parce que yaakaar naa ni li ma waroon a wax yépp wax naa ko meeting bi tey tubaar fakàlla nous sommes peut-être des dizaines et des dizaines de milliers rassemblement yu demee nii amoon nañu ko meeting bi tey li am solo ci li ko waral moo di parti démocratique sénégalais dañu ko jagleel Cheikh Moustapha Sy nga xam ni jàppale na ma ci élection yi depuis lu may def rek loxo ma ngi ci daanaka li ko dal sax ci wax ji mu waxoon fii la mais nag su ngeen gisee ay leader yoo xam ne ku ci nekk mënoon nga toog sa kër loo bëgg fekk la fa ñu nekk ci naaj wi nekk ci mbedd mi di xeex ak gendarme yi di dugg kaso dafa am lu tax du pour ñun la mosu leen dégg mbug ma wax lii man ñeneen ñoo ma ko daan waxal mais dinaa ko wax tey parce que yéen ñu tax di xeex Sénégal moo tax ñuy wax yaakaar naa ni sax loolu dégg ngeen ko man mënuma lu dul gërëm waa Sénégal parce que boo wootee ci jamono bii nu toll mbooloo mu toll nii wuyu la mais man amatuma dara loo xam ne lii danaa leen ko laaj yéen li ngeen war a def ngeen ko li ci des kañ ci ñun la kon nag maa ngi leen di gërëm bu baax yéen militants yi militantes yi sympathisants démocrates yéen sénégalais yépp maa ngi leen di gërëm parce que bés moo wootee rek dama naan ndax mbooloo moo ma amoon danaa am bu toll noonu wala bu ko ëpp te chaque fois que ñu invité ñu def organiser meeting fa tabaar fa kàlla et mbooloo mi di gën a yokk ñetti wax laa bëgg a wax fii tey te dama koy tënk bi ci jiitu moo di Sénégal yépp mobilisé nañu di xeex plan bi nga xam ne moom la ñu indi te li jiitu ci plan boobu moo di dagg ay solde Sénégalais wane nañu seen bëgg-bëgg parce que le 2 septembre réew mi yépp la ñu téye dara doxul keroog Sénégal yépp wax parti politique yi ànd ak syndicat yi wax ja nekk benn addina bi yépp gis ni dëddu nañu Abdou Diouf dama wax ni keroog Abdou Diouf bu fekkonte ni ñeneen la keroog day à 20 heures soo ubbee sa rajo ak sa télévision nga dégg ko mu def discours ni léegi bàyyi naa parce que boo demee ba réew mi dëddu la da ngay bàyyi après bu fi toogee après le 2 septembre war na xam lu ko fa bàyyi mais suñu tolérance moo ko fa bàyyi mais du mobilisation parce que am nañu ko du nit ñu takku am nañu ko du ay volontaire am nañu ko parce que bis bu ñu ko songee daaneel ko amul problème ni Mali def Nigéria bërki démb Nigéria ko ëpp ay militaire jël pouvoir civil yi ak syndicats yi ñoo ànd def grève ay manifestation ba militaires yi obligé reculer dellu gannaaw
kon nag Abdou Diouf jaaxalunu problème bi mooy li ma daan wax rek Mali dafa am lu ñu fay pour jot ci gouvernement ba dàq Moussa Traoré 300 morts ñetti téeméeri lañu sacrifié ak yeneen réew et ñu ne leen nag ñun yàlla dafa def yu bare daal danañu koy moytu ba xam ne nag amuñu beneen pexe foofu rek la problème bi nekk mais kii nga xam ne mooy Abdou Diouf moom bu gëmoon yàlla xam ni jeexal na parce que léegi deseetul ci Sénégal dara mais man mën naa ko lancer un défi na def meeting fii ci place bi na def meeting ci place bi ñëw taxaw ñi ma fi taxawee mu wax ak Sénégal ñemewu ko man je lui lance un défi na ñëw man ma ànd ak moom depuis le palais ñu traversé Sandaga jëm Médina jëm Grand Dakar dégg nga ma dee dem dugg Pikine ak Guédiawaye ñemewu ko voiture blindée 400 millions nga naan may président de la République doo président dara doo président dara bala nga koy xam nga dugg ci biir nit ñi un président da ngay ñemee dugg ci biir nit ñi mais foo jaar yaa ngi xool ndax ñi ngi lay coup d'état wala ñi ngi lay fetal nga naan yaay président à l'intérieur de son palais derrière ses murs nous sommes le peuple nous sommes dans le peuple